benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës mbas beeg tolluwaay bi téeméeri doomu aadama ak fanweer ak juróom-benn yokkoot nañ ci ñu ko amoon téeméer ak benn di ay cas contact fanweer ak juróom yi di ay cas communautaire ñi faatu itam lim baa ngi yokk ndax fi mu ne nii ñu ngi ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom mbas mi ba mu duggee ci réew mi ba léegi Sénégal mi ngi ci juróom-ñeenti junni limu ñi ko am. beneen ponk mbokk yi muy kuréel gi lëkkale boulanger yu Sénégal ñoom nag ñaawlu nañ ñàkk a sàmmonteeg dogal yi nga xam ne jëloon nañu ko ngir rek daal di fexe ba jaayu mburu mi mucc ayib dañ ne woon bi mbas mi dooree dañu ko tere woon ci jaay ci boutique yeeg yenn bërëb yi léegi boo fa duggee askan wi ci koñ yi lañu koy jëndee ñu ne loolu yëpp mën naa indi ay gàllankoor beneen ponk mbokk yi muy lujum ak fruit ak xeet googu ñuy jaay ca banlieue ba nee ñu du ñam yoo xamante ne si ñam yu sell la ca itam jëfandikoo ko mën naa indi gàllankoor du samay kàddu ab gëstu moo xamle lu ni mel ñu ne sax ñam yooyu jëfandikoo gi ko askan wi jëfandikoo indi na biir yuy daw fu ci mel ne Médina Gounass Wakhinane Nimzatt Sicap jàpp sax foofu ca diwaanu Tëngéej Moussa Tine moom mi ngi sàkku rek ci rapport IGE boobu bañ ko fësalee ñu jàppoon ci Khalifa Sall tëj ko kaso dafa bëgg rek ñu génnewaat boobilee rapport maanaam déclassification la sàkku ca lu ni mel loolu itam la sàkku ci mbiram Petro-Tim moom mi jiite Alliance démocratique Penco nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futurs Médias di ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. fetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy door rek nañu ko junjee mbas mi ma ngay law téeméer doomu aadama ak fanweer ak juróom-benn amee nañ ko ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yi nu ko defal téeméer ak benn di ay cas contact maanaam dañ leen ko wàll fanweer ak juróomi ñoom xamuñu fu nu ko jëlee ñi seen bakkan di rot itam yokku na ndax ñu ngi ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mbas mi ñaari fan ci weeru mars atum 2020 la dugg ci réew mi boobaak léegi Sénégal mi ngi ci juróom-ñeenti junni ci limub ñi ko amee Mamadou Ndiaye jiite lu jëm ci wàllum prévention yoroon kàddu bés bi ci ministère de la santé. ci junni ak ñeenti test yi ñu jot a def téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci téeméer ak benn cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji. waaye am na ci fanweer ak juróomi cas yi ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi te xamuñ fuñ ko jëlee. juróom benn fukk ak ñeent si ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey te dinañu génn bu si yàlla àndee am nañu fanweer ak juróom-ñeent cas ñu nekk ci réanimation ñett ñàkk seen bakkan ni ki démb talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk Sénégal woññi na juróom-ñeenti junni ak téeméer ak ñaar fukk ak benn kaa juróom benn junni ak téeméer ak juróom-ñett wér nañ si mu des téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar spek tolluwaay bi benn ayu bés gannaaw ba dem beek dikki bi ci wàllum jaww ji dooraate jëwriñ bi ñu dénk lu ni mel amaloon na ab tukkim nemmeeku ci aéroport international Blaise Diagne ba nekk ci diwaanu Diass Alioune Sarr ba mu xoolee xoolaat gis na ni daal xelam dal na ci jumtukaay yi nga xam ne jël nañ ko ngir aar askan wi rawatina way tukki yi ak itam nañuy muccee ca mbas moomee Alioune Sarr la ñuy teewlu ay kàddoom ki ko taataan di Ousseynou Thiam ànd ci ak Ahmadou Bamba Samb. semaine gannaaw bu aéroport gis nañu ne ndax yéen ànd nag man koy wax dëgg yàlla aéroport bi mu ngi dox ci anam yoo xam ne anam yu mucc ayib d'abord tegtal yi ñuy jox ci wàllu wér-gu-yaram te waa kër docteur wax ñu ko mu jëm ci wàllu ni ñuy war a taxawee ci mbas mi nga xam ne mooy Covid 19 taxawee ko ci ay comportement li ñu naan mesure barrière waaye taxaw ko aussi ci suñu diggante ak ñi ñuy àndal gis nañu wax dëgg yàlla ñu ngi koy doxal bu baax fii ci aéroport bi gis na it ne aéroport bi li leen santoon ci liggéey
maanaam ñu mën a fexe ba aar ñi fiy liggéey waaye aussi ñuy aar ñi fiy ñëw di dem loolu tamit gis naa ne taxaw nañ ci. may delloo njukkal bu baax a baax mbootaay bi nga xam ne mooy saytu aéroport bi muy las waaye tamit sunu force de défense et sécurité surtout waa police yi nga xam ne ñoom ñooy jëfal loolu ci biir aéroport bi. aywa ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi wax itam ci leneen muy jëwriñ bi ñu dénkoon lu jëm ci séddale dund gi bawoo ci nguur ak Sénégal jëm ci askan wi te mbas meek jafe-jafeem ak njeexintal yi soxe woon ko woon moom doon na daje ak taskatu xibaar yi niki démb ci talaata ji Mansour Faye la mu xamle rek mooy lépp lu ñu waroon def ci ab liggéey ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn communes yu Sénégal amal nañ ko fa dalal na xel itam ci ceeb bi waraloon coow démb ci dañam ak taskatu xibaar yi ka fa toogaloon télévision Futurs Médias Ousseynou Thiam la. ñetti weer gannaaw ba ñu tàmbalee lii di joxug dund gi ñu jagleel ko ñi nga xam ne ni seen loxo jotul seen ginnaaw jëruñ ji ñu dénk wàllu développement communautaire ak équité territoriale doon ci amal tey ji ab bilan. pare nañu liggéey bi parce que ñu ngi tàmbali opération bi depuis le 11 avril mooy camion yi jëkk jógee Dakar dem au niveau des régions. tey jii bu ñu jëlee les 552 mooy les juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar yu commune yu Sénégal am commune yëpp par nañ seen liggéey amul ku parewul ñëpp par nañu xanaa lu ñuy wax kay mooy que ni xëy na am na ñoo xam ne gisuñu leen am na ay quelques bénéficiaires yoo xam ne gisaguñ leen wala am na ay quelques bénéficiaires yoo xam ne dañoo ñëwagul mais amul commune boo xam ne parewul. lu jëm ci nag qualité ceeb bi nga xam ne bii am na ñu ko doon joxoñ baaraam ministre bi di ci indi ay leeral. bon non qualité yi moom wax naa léegi nee naa ceeb bi ministère du commerce accompagné nañu mooy ceeb mooy dëwlin mooy suukar mooy pat bi yëpp maanaam le ministère du commerce daf ñu accompagné ci lépp en terme de day def ay prélèvement am bu noppi joxe ñu certificat de conformité donc amul benn produit boo xam ne distribué nañ ko. te amuñu certificat le CUTIS le certificat de conformité bu nga xam ne le ministre du commerce joxewu ko donc loolu dafa nekk loo xam ne c'était systématique parce que dund goo xam ne da nga koy jël jox ko askan bi donc il faut nga assuré wu que ne li leen jox baax na te ba fii ñuy toog amul kenn koo xam ni wax na lu ñuy joxe baaxul. directeur am bi ñu dénk wàllu affaire générale ak équipement ne amul nag benn monopole ci tànnuk entreprise yi nga xam ne nii ñoom lañ joxoon ñu jënd dund googu. tey ñu tànn jox leen. non amul monopole comme ni ma ko waxee sànq ci table bi ñu lancé commande bi commande ouverte lañ lancé képp ku bëgg mën nga ñëw donc ñi ñëw ñëpp toll nañ ci 64 sociétés bi ñu paree dépouillé tànn nañ ci 35 sociétés ci 64 yi donc plus de la moitié yoo xam ne répondaient aux critères yi ñu définiroon donc biñ defee noonu ñoom la ñu contracteel mais mës a am monopole. gannaaw bu mu jeexalee ab présentation ministre bi nag di rafetlu nee na lëkkaloo bi am nag ci acteurs yi nga xam ne nii ñoom ñoo doon doxal boobu programme ñu jagleel ko rek wàllu joxe lii di dund gi. mu ngoog dund gi soxal juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci commune yu Sénégal. ñu wax ci leneen ci diwaanu Ndar Géej moom kuréel gi lëkkale conseil de quartier yi nekk foofee ci diwaanu Ndar ñoom nag la ñu bëgg rek mooy fexe ba xeex cas communautaire bu leen ko déggee xam ngeen ko bu baax mooy am jàngoro ji te xamoo foo ko jëlee ñu ne nag lim bi dafa tàmbalee jéggi dayo te ñenn ci askan wi itam ba tey fulaalaguñu solu masque ak raxasi loxo moo tax ñu def ci ab taxaw seetlu ci teewaayu Ousseynou Diop la woon ak Habib Seck. collectif des conseils de quartier yi nekk ci diwaanu Ndar Géej nag sol seen dàll dem ci gox-goxaat yi ñoom nag li leen ëlëm jamono jile mooy cas communautaire yu bare ci wàllu coronavirus bi ñu nag Ndar dafa mel ne léegi feebar bi mi ngi fay gën a yokku tax nag ñu dem ci askan wi di leen di sensibiliser. ñu tënk donc benn téere boo xam ne fu ñu dem dañ koy projeté partage ko ak nit ñi ñu joxe seen xalaat bu ñu paree bàyyi leen fa ay exemplaires mais également bàyyi leen fa ay produits yoo xam ni dañ leen mën dimbali ci li ñuy xeex. daanaka da nga ne béy ndimbal na ca fekk loxol borom ñoom ñoo njëkk a jotu kenn ku nekk làmb sa poche génn teg ñu commencé di gis askan bi ak di liggéeyal askan bi. ñoom seen i kàddu kenn ku ne tey da nga war a doon sa soldaaru bopp ngir cas communautaire yi nga xamante ni xaw naa takku ci diwaan bi mën a wàññeeku. ndax tey gis nañ ni lu mu bon ay bis a ngi nii une semaine bis bu nekk ñu ne Ndar am na cas communautaire ba tey ñu ngi ci ñetti cas communautaire loolu nag est-ce que dañuy toog di ko seetaan muy wéy
wala déet te xamuñu fu ñu jëm tabaski baa ngi ñëw mouvement day bëri. leneen loo xamante ni nag ñoom nemmeeku nañ ko jëm na ci wàllu xeex feebaru coronavirus bi ak yenn ci ay gestes barrières rawatina sol lii di masque ñu ni askan wi ñenn ñi dañu mel na ku ko fàtte tax sax ñu leen di dànkaafu ngir kenn ku ne jël sa matukaay. nekk nii kenn ku ci nekk da nga jël sa engagement sa responsabilité individuelle ni man ku takk ma takk ku takkul masque ma takk keneen ku takkul dinaa jéem sensibiliser mais boo bañee takk ma bàyyi la fi takk sama masque parce que tant que yaa ngi takk masque peut-être yaa ngi am sécurité. collectif des conseils de quartier yi nekk ci diwaan Ndar Géej nag ñu ngi wéer xeex bu nu mel ñoom nag nee nañu quartier yëpp dañ fa dem yëkkati seen i baat ngir askan wi dugal seen loxo bu baax ci xeexu feebaru coronavirus bi. Ousseynou Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci xeex mbas mi ak téeméer ak juróom ci ay dëkkaan seq nag département bu Médina Yoro Foulah ñoom it ña ngi wéyal li nga xam ne moom mooy xeex mbas mi jaarale ko ci bind nag ay ci seen kàddu foofu la ñuy làkk di ci waxtaan ak askan wi ngir ñu xeex mbas mi di fàttali rek ne Médina Yoro Foulah mooy benn département bu nekk ca Fouladou bu amagul mbas mi loola itam la askan wi di xeex ne dañoo bëgg mu wéy Abdoulaye Diallo lañ ci àndal mu toogal groupe Futurs Médias ci Fouladou ak li ko wër. Médina Yoro Foulah mooy benn ci département yu diwaanu Kolda fu amuta benn cas coronavirus ngir gunge yile askan ba ñu mën a weyal situation bi ni mel waa Tostan ñoo leen jébbal ay téere yi ñu faram-fàccee ci suñuy kàllaama. léegi également nee nañu ñu ngi seddale ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróomi kit ci mboolem kit yooyu téeméer ak fukk ak juróom yi ñu ngi ñëw fii ci département Médina Yoro Foulah brochure yi dafa nekk lu am solo parce que daf lay waxtaan ak yow ci lan mooy feebar bi naka la feebar bi di wàllantee ak nan la ñuy aaroo ci feebar bi kon loolu ginnaaw bi ñu ko defee li nga xam ne tëgg nañ ko au niveau national wàll bi nga xamante ne nan lañ ko cee jox fii nga xamante ne moom mooy département Médina Yoro Foulah toll nañ ci juróom-ñaari junni ak fanweer ak juróomi téere yoo xam ne muy 7035 livrets. ca Médina Yoro Foulah fu wàllu surveillance frontières yi gënoon leen a itteel léegi ñaax askan wi fa yeewoo ba seeni situation zéro cas corona man faa wéy looloo fa gën a am solo. waaye ñi nga xam ne ci début bi dañ doon wax ñooñu ñoo amul cas léegi actuellement mbas mi ñooñu la gën a sonal ñu mën a jàpp ni rek lenn ci li koy waral mooy ñàkkul ni xëy na dina am bàyyeeku loolu daal la ñu warul def ci département Médina Yoro Foulah moo tax occasion la pour wax ni joxe nañ fi ay masques yu bëre joxe nañ fi ay kit d'hygiène yu bëre Tostan li mu def nii aussi am na solo ba jéggi daye waaye li koy gën a mottali mooy buñ ñu joxee saabu ak madaar pour ñu jëfandikoo ko di ci raxas suñuy loxo ñu utiliser ko ci loolu. fàttali ne Kolda moo ngi ci ñeenti cas yu coronavirus yu ñuy faj te wérgu yaram aji wopp yooyu mu ngi ànd ak dal. Abdoulaye Diallo ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci comité de suivi bi ñu taxawal rek mu aju ci opération yu force Covid 19 ñoom it démb dañoo gane ji woon ministre bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie la ñu bëgg rek mooy fexe ba mbiram mbas moomee ñu xoolaat ci naka la ñuy doxee waaye itam moom wàllum énergie naka lay def rek ba lu jëm ci liggéey bi ñu gën koo ñoŋal ñoom nag ki ko jiite woon du kenn ku dul général François Ndiaye dañ ci ànd ak Ibrahima Kane ak njàppandalul waa DIRPA ci image yi. ndaje bi bokk na ci li ko sabab xool tolluwaayu Sénégal ci wàllu hydrocarbure maanaam pétrole ak gaz yi naka noonu natti itam ndax réew mi lim ci am dina ko doy. ci biir waxtaan yi ñu xool ana ban pàcc la wàllu énergie war a am ci relance su koom-koomu réew mi. nun ci sunu wàllu secteur bu nu dénk bi lu nu ci amoon li mooy que ni bu jàngor bi amee bette am ñu bare ñu mu lor président de la république daf ni benn il faut donc nu dooleel système de santé bi jël 65 milliards def ci mais ñaareel bi def ni il faut nu xool Sénégal yu gën yu néew doole nga xam ne xëy na ñu ngi toog seen kër mënatuñu xëy liggéey wala seen liggéey yàqu na ci wala mu ngi ci waaj yàqu nu xool nu leen di jàppale ci wàllu dund mooy kit yu ñu doon joxe yi mais également nu xool nu ñuy jëlee seen facture ndox ak courant nu wàññil leen ko ci en tout cas lu tolloog consommation ñaari weer. ci lu soxal projet pétrolier yi Covid 19 bi am na ci ay gàllankoor wante jëwrin ji di am yaakaar ne donte retard dina am wante lu néew lay doon. ci àdduna bi yëpp la am impact
ndax xam nga prix du pétrole bi nu mu beese woon dafa tax investissement yi bare wàññeeku parce que ay xaalis bu bare moo ko war a génne soo jëlee fu ñuy wax gaz bu nu am bi nu bokkook Mauritanie rek pour nu mën ko génne jëriñoo ko 15 milliards de dollars d'investissement la à peu près 15 milliards de dollars d'investissement yi presque alalu Sénégal yëpp soo ko xayma woon noonu la toll. lu wóor ba wóor mooy retard moom dina ci am mais lu am solo mooy retard boobu mu bañ na lor mu bañ na yàqal dara mu bañ a traduire ay coûts financiers pour état du Sénégal donc pour le contribuable sénégalais. ngir may réew mi mu mën a am lu doy ci wàllu énergie rawatina ci jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk ci mbas mi comité gi am na ay propositions yoo xamante ne def na ko. ñun dañu ñëwoon pour taataan ñoom tam ñu taataan si ñun parce que ñun ñoo nekk si ñi ñi suñu amee ay lu ñu bëgg daanu ñëw si man en tant que député daanu ñëw si man itam en tant que chef religieux ni ñun kat lii lañu jànkonteel est-ce que mën nga am saafara bi. Le président du comité l'a toujours dit est-ce que mën nañu am information c'est un va-et-vient dialectique ñu jox leen ñun information yi ñu am si terrain bi ñoo ñu jox ñu seen prévision ñu seet sax est-ce que ñaar yëpp dëpp na. bu weesoo nag mesure sociale yooyu nga xam ne jël nañ ko mu soxal secteur électricité ñu xool nag ne approvisionnement bi ci Sénégal donte réew maa ngi jànkantoog mbas mi wante ba léegi amul ay rëq-rëq. Ibrahima Kane ñu sant ko bu baax gërëm ko wax ci leneen leen ko waxoon ci ponk yi kuréel gi lëkkale boulanger yu Sénégal ñoom nag ñaawlu nañu anam yi nga xam ne daal sàmmonte wuñ ko ak li ñu tëraloon mu soxal mburu mi nga xam ngeen ne jàpp leen ne dañoo tere woon boobee mburu ñu koy jaay fu ci mel ne boutique yeeg ñu ne mel ne yoole yëpp nag fi mu ne nii mi ngi amaat ci koñ yeeg yeneen i ruq la ñuy sàkku rek mooy ñu indi ci saafara ndax itam bu nu ko bàyyee nii mën naa indi yeneen gàllankoor Amadou Gaye bokk ci ñoom dañu koy teewlu. tey bu ngeen gisee boutique yëpp ngi jaay mburu loolu ñëpp xam nañ ko te yoon aye na ko jaay soble jaay kaani jaay dëwlin ñëw jaay mburu loolu moom léegi du fi mbañ consommateur nag léegi ñoom ñoo woo seen responsabilité foofu livré mburu pousse ni jël sac jël moto loolu neex def léegi ñu leen di xool di leen gis loolu mën naa continuer mënu continuer ensuite qu'est-ce que mburu yi léegi boo xoolee qu'est-ce bu nekk mi si buntu boutique seen quartier yi mais loolu yoon da ko aaye qu'est-ce que balaa mooy installé da ngay am lu ñuy wax agrément diggante ñaari kiosque 300 mètres la diggante kiosque ak boulangerie bi 500 mètres la waaye léegi lu waaye def lu la neex kiosque fu la neex nga installé ko si buntu boutique yëpp loolu moom lañ fi gis loolu est-ce que dina continuer du continuer et moo tax nag léegi suñ gouvernement bi su jàppee ni moom lañ ko wax yëpp amul moyens yi maanaam xëy na amuñu xaalis xëy na amuñu moyens yi ba mën na def appliquer la mu signé kon nag léegi la woon fa woon rek mooy nañu jël mburu mi bii jar fanweer fi mu toll nii ñu yokk ko 200 boobaa xëy na dana wàññi jafe-jafe boulanger yi loolu mooy solo bi c'est-à-dire que ñun dañuy wax ni su dee leer nañu moom mënuñoo yokk mënuñoo appliquer réglementation bi maanaam mënuñoo jël police gendarmerie service d'hygiène ministère du commerce ñu booloo def benn say dem liggéey pour appliquer réglementation su dee loolu état mënu ko dañ jàpp ni kon nañu fexe ba jël mburu mi 190 bi jar 150 francs def ko à 200 francs 190 grammes à 200 francs loolu daal la ñuy laaj boobaa bu dee ñoom mënuñu ko dañ jàpp ni aussi Covid bii dañoo gis ni waa impôt ñoom jàpp ne ñun amuñu impacté parce que am ñu dem foofu ñu leen di wax loolu lañ jàpp ni ñun dañoo demandé à ce que la ñu considéré ñeneen ñi seen dëkk dëgg arrêté yooyu naan impact Covid boulangerie sa la bokk. aywa ñu des ba tey ci lu jëm ci wàllum ñam bi soxal askan wi lu ci mel ne ay lujum ak ay fruits ñu koy jaay nag ci mbeddu banlieue bu Ndakaaru ñam yooyee seetlul du samay kàddu ab jàngat moo ko fësle ba nopp itam teg ca ne jëfandikoo ko mën naa indi gàllankoor ñu ne sax yooyee ñam ñoom ñoo indi biir yu daw fu ci mel ni Médina Gounass Wakhinane Nimzatt Sicap Liberté ba sax ca diwaanu Tëngéej Salif Sow lañ ci yàndal. légumes ak fruits yu ñuy jaay wala sax ñam yu bari ci mbedd yi nekkee ci diwaanu Guédiawaye Pikine Dakar ba Tëngéej daa amee tooke loolu benn gëstoo ko wane boo xamante ni ëppal na juróom benn fukki fan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def mooy waa Institut Pasteur bu Dakar.
njàqare am na ci parce que mënuloo jàpp commune yëpp xool ko ci wàllu légumes yi ñuy lekk xool ko ci wàllu par exemple fruits yi ñuy lekk ci mbedd mi xool ko ci wàllu lekk mbedd nga gis que ni yoolu lekk yooyu yëpp ak légumes yooyu ak suuf si dafa am contamination fécale ci degré bu jéggi dayo nag. lu mu njëkk a jur ci jafe-jafe wàllum wér-gu-yaram la mooy ay xeetu biir yu daw ak yeneen i jàngoro yoo xamante ni dafay laal biir loolu lu koy waral mooy ñam yi ñuy jaay teg ko ci mbedd mi ngelaw li di ko ëff. ba weñ bu cher lépp loo xam ne luy gàllankoor wér-gu-yaram doomu aadama waru cee jige mooy ki koy jënd di ko jëndee marché même ki koy teg marché bi même ki teg ci mbedd mi même ki koy jënd di ko yóbbu kër gi tamit loolu dafa am solo parce que boo xoolee loolu mën na yenn feebar yoo xam ne da koy jox ay doomu aadama feebar yu bëri lu mel ni feebar biir bu daw mooy les maladies gastro-intestinales da koy indi ak li naan les TIAC les toxiques infections alimentaires communes. ci mbedd yi jaaykatu légumes yi ak ñi nga xamante ni ñooy jaay fruits yi ci misaal ñoom nee ñu monte ñu ngi def seenu kéemtulaay kartan ngir askan wi képp koo xamante ni dina ñam ca ñoom mu bañ cee jëlee loraange. nekk biir nawet lañ nekk ñu sondox raxas bagage yëpp xam nga gis nga ni damaa raxas nii waaye doo ko ma sañoon daal man ku jënd bagage ak nawet bi soo ñëwee sotti ko yëpp nga raxas ba mu set nga français sa table. lii lépp doyut ki nga xamante ni soxna la njaboot la yore bu ndaw moom heure bu ñëwee këram day gën a yokk wàllum kaaraange gi ak cat gi ngir bañ a amee jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ginnaaw bu mu jëndee lekk ci mbedd mi. man ay sama ndugg dama koy jël xool di ko su ma paree raxas ko ak eau de javel ba mu set. ci diwaanu Wakhinane Nimzatt Médina Gounass Tëngéej wala sax Sicap Liberté di gox yi nga xamante ni gëstu bi amal nañ ko fa ñu gis ne foofa ñam yu bari ku ko fa lekk mën nga amee ay jafe-jafe bokk na ci li ko waral lal bañ leen lal ci mbedd yi waaye tamit li nga xamante ni mooy yenn gaanuwaay yi wala foosu ñuy tuur ci mbedd yi tamit ba loolu la waral ba ñi nga xamante ni ñoo amee gëstu bi di waa IPAR ñu ngi wax mairie yi nañu góorgóorlu fexe ba seenu askan am fu ñu mën a tuur seeni ndox yu bon. Sali Sow ñu sant la bu baax gërëm la wax itam ci leneen muy Moussa Tine muy sàkku rek daal dossier bi aju ci rapport bi IGE fësaloon tey rapport boobu taxoon na nag ñu jaare woon ci tëj Khalifa Sall ndax itam dafa ngankoon na mu dox yore woon mairie bu ville bu Ndakaaru ak itam lu jëm ci wàllum Petro-Tim moom Moussa Tine jiite Alliance démocratique Penco moo nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futurs Médias. Sur la base justement de ce rapport-là. ba léegi yéen a ngi réclamer déclassification. Jusqu'à présent tous les rapports d'ailleurs boobu ak Petro-Tim il faut les demander. il faut demander déclassification rapport IGE. déclassification rapport surtout bii jël nga benn nit ba tëj ko ci biir amatul sax njëriñ nga denc ko parce que li nga ne woon moo ñuul ci rapport bi. génn nga ko wax ko ci biti. donc déclassifier le rapport bi Sénégalais yi xam ne rapport bii ñu defoon ville de Dakar lii moo nekk ci biir. Macky Sall a la main toujours lourde quand il s'agit de l'opposition. C'est-à-dire dans sa culture politique xeex la jàng xeex la jàng dans sa culture et bu jógee ne day xeex nit moom amul lu muy jomb. te la majeure partie de nos fonds président de la République la nekk. bu ñuy voté budget gis nga budget bi ni muy gonflé woo. boo demee Cour des comptes daf naan la par courtoisie institutionnelle moom de contrôler fonds au présidence de la République. Assemblée nationale même chose l'Assemblée nationale jóg na sax ne ñoom c'est le compte kenn du ko contrôler du fait de la séparation des pouvoirs. IGE nekk biir présidence de la République. Donc une bonne partie de notre budget bu dem présidence de la République les fonds sont dépassés et plus personne du ko mos a contrôler. Or nous depuis 2001 on a mis sur notre constitution ak 2016 la transparence dans la gestion publique. boo demee français même li ñu tuddee fonds politique. tey dañ koy contrôler en France. on a mis en place une commission buy contrôler les fonds politiques. aywa ñu wax itam ci leneen muy askanu ginnaaw raay nord ñoom nag la ñuy xeex rek nee ñu seen suuf soosu nga xam ne seen ab maire la ñu joxañ baaraamu tuuma nee ñu nag moom maire ba suuf sa daal da koy caxatee ak salfaañe ak defe nam ko neexee du samay kàddu ñoom ñoo ko wax ndax nee ñu dafa jël ay cantines yoo xam ne da koo jël di ko jaay benn bule ñetti ci ay millions ci suñuy koppar ñoom nag loolu la ñu ne duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ba tax nañu ko yóbbu ci kanamu yoon. Abib Faye yàq moo di jóob ci ay leeral. ginnaaw raay nord coow li dakk gu fi ba léegi ñoom ñi di yeewoo ci gox bi jóg fippu ci seen terrain ya nga xamante ne nee nañ nday ji réew bokk moomal gi moo ngi koy salfaañoo di ci def lu ko neex te it di luubal alal gi jël na ay cantines yoo xamante ne ci marché gi jaay na ko ñu ne centre commercial la fi bëgg a tabax te loolee amul ndigalu conseillers municipaux yi. centre commercial bi Bira Lay moom moo fa nekk moom mooy directeur bi wowoon nañu benn réunion. Avant monsieur le maire di def loolu ci réunion bi dafa ne ils ont vendu plus de 70 cantines
et dans la note de délibération qui est sous observation xam ngeen ko mooy ñoo ngi koy saytu ba léegi boobu lañ jot te monsieur le maire boobu la wone la joxe woon dañoo ne dañuy jël quantité jaay yi 3 millions 5 millions ñun suñu mouvement demoon nañ xeex. ci conseil municipaux yooyu ñoom ñu ne sax am na ci ñoo xamante ni daf leen signal ab contrat di leen fay weer te lii bokkul ca la ñu xaatim ci li ñeel wàllum doxalinu mairie. bu ñëwee conseil li maire wax dañ koy voté te la loi l'interdit également des conseils ne peuvent jamais être contractuels. ñun li ñu ko doon laaj moom mooy su fekkee loolu am na jox ñu ay kayit li firndeel loolu parce que administration noonu lay doxee. donc waxoon na lu bëri ay 1 milliard 200 millions ci ay projets yoo xam ne c'est fictif parce que amul document encore moins amul autorisation. ñoom ñu ne de nañ koy yóbbu fa mbaxana doonee benn ngir daal mu leeral bi le mbir. ñun li ñu bëgg moom mooy le maire ñu audité ko ñu topp ko ci yoon li muy def acte de corruption la ñooguma sax ci conseil yi nga xam ne defaral nañ délibération loolu acte de corruption la. ginnaaw raay noor askan gi fay yeewoo ñoom booloo takku nekk ab say ci benn mbootaay jóg ngir rek nday jëree bokk moomeel gi leeral fu muy dugal alalu askan gi waaye tamit seen terrain ga nga xamante ne moo nekk nii ak centre commercial beeg cantine yi ñu ne na ci wax lu leer. Abi Faye ñu sant ko bu baax gërëm ko doxantu ca diwaanu Ndoukoumane foofee ñetti dëkk yu soriwul dara réewum Gàmbi nee ñu fanweeri at a ngi nii ñu nekk ci guuta bokk na ca la ko waral bu nawet xasee ba dugg ci réew mi dañuy mel ne ku fi bokkul ndaxte itam dem baak dikk ba wala boog dugg ca dëkk yooyu dafay metti ci ñoom nee ñu sax nag kenn wala boog ñenn ca doomi dëkk ba ñu ngay góorgóorlu di leen jàppale waaye bu ñu sañoon nguur gi dimbali leen ci yoon yi ba nawet ak noor ñuy mën a doxi seeni soxla te nañu ko bëggee ci diwaanu Ndoukoumane ka fa toogal groupe Futurs Médias Omar Ndiaye lay wuyoo. li ko dalee Pathé Thiangay Pathé Tukulër Kër Alifana ñoqali ba Gàmbi jafe-jafe yoon la ñuy am rawat nag jamonoy nawet bi lii nga xam ne dañuy tëju ràpp ndax xur yi dañuy fees dell ak ndox. ndax fii bu newetee dañu abandonné spécial kenn mëntu fi jaar noor daal lañ fi mën a jéem a naxante fi fanweeri at nag population bi dëkkee fii 17 villages yi ñoo doon dajee dem ko defar pour mën fi jàll sinon nag bu tooyee da ngay dugg ci àll bi ni ko borom dëkk waxee ay 4 kilomètres pour wiire rek ci distance boo xam ne même pas 2 kilomètres ko no passé nga wiire waat yeneen 4 kilomètres plus que si 2 muy 6 kilomètres xur yi moom accident am na fi amati ni damm na fi fas dee na fi lu ne xew na fi wax dëgg yàlla daal nattoon nañ ko nag ci compagnie bu ñuy wax NNN ne waa Pima la mais yàgg na lool ñi nga wax ne askan wi sonn ne ndax lu yoon bi yoon route intégration la. waaye fi mu toll nii de mu mel ne am na as tuut du ci saafarawu ndax xur wi nekk ci kër Alifana kenn seen doom dëkk ci tund wa te yëngatu ca diwaanu Gàmbi moo amal ab pont ngir yombal dem beeg dikk bi. Gàmbi lañ dëkk waaye ñu ngi juddoo fii ci réew mi waaye dama lay ñëw ci sama dëkku baay ci laa gis lii bi ma ko gisee ma gis ne yàgg na te kenn man sax jaar naa fi pour jàll nekk problème lii nag moo tax ma ne comme ñun ñi ngi sant yàlla ñi liggéey pont bi bu lii amul pour dem beeg dikk bi fii dafay nekk problème maam kenn du pour nga mën a romb fii loolu problème bu rëy laay nekk loolu laa xam man mii moo tax ma jéem a jël suma alal defar pom bi. moom mi la def jëf jile di sàkku nag ci ñu mel seen loxo jot seen ginnaaw ñu def lu ñu mel ndax ci jaamu yàlla la bokk. maanaam da ngaa sabab boo sababee yàlla dimbale la ndax ku am fi ay milliards wala ay millions teg ko ci banque gis yoon bi fanweeri at mi ngi mel nii te kenn xoolu ko te mën ngaa def ay milliards feneen te fii moo ëpp njëriñ fu ne may digal kenn ku ne lu mel nii. lu am solo la ci aduna lu am solo la ci àllaaxira parce que sadaqu jaariya la. yoon wile ab doomu sénégalais jagal te yëngatu ca Gàmbi dina yombal dem beeg dikk bi ci diggante ñaari réewu doomu ndey yi di Sénégambia. Amar Ndiaye ja toogal ñu foofu ci diwaanu Ndoukoumane ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci gëstu bi nu jagleel tabaski ji tey jii dañuy doxantu ca fa ñu naan sew xaay moom nag mooy daral gi gën a mag ca département bu Thiès foofee nag xar yi ña ngay tàmbalee ñëw bari gi nag taxul ñu ne yomb na ndax ni ñu njëg yi mi ngi ñaar fukki junni jëm fanweeri junni tax na nag ba jëwriñ bu ñu dénk wàllum càmm gi di Samba Ndiobène Ka ba mu fa jaaree la mu sàkku rek ci jaaykat yi nga la ñu bàyyi xel bu baax a baax gafa kay góorgóorlu ndax dañoo ne ci jamonoy mbas ak njeexintalam Cheikh Anta Diop say la teex ci gëstu bi. ni wàcc bés bu nekk fii ci daral gi nekk ci sew xaay Ngunjaan di daral gi gën a mag ci département bu Thiès waaye fii am fim xar mu baax yombul jamono yi jaaykat yi daanaka dañoo aj njëg yi. xar yi moom seer nañ moom waaw ak xont beeg yooyu xar yi moom mënuñoo yomb xont bi seer na yombul tamit ak transport yi loolu moo seeral affaire yi moom.
amam xar lu jafe la ñenn ci jëndkat yi nee nañ de mbir mi metti na lool ci ñoom. njëgu xar yi moom wax dëgg seer am na 100 000 am na 125 am na 130 am na bon am na 115 am na 130 am na 120 ba ci 100 000. waaye jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu càmm gi dikkoon fii ci daralu seexaay na nag ren ji lim fi gisagun dal na xel xarit dinañ bari lool waaye nag mi ngi sàkku nag ci jaaykat yi ñu ëf seen loxo ngir ñépp mën a am xar. gëm nañ ne ñun ay surgay population bi lañ suñu xeex suñu kii guddeeg bëccëg mooy naka la ñuy def pour accompagner kenn ku ne ak loo mën di am nga mën a am xar waaye duñu tere nag ñu waxtaan ak ñiy jaay xar muy Sénégal yi muy Mauritanien yi muy Malien muy Nigérien ak kum ci mën di doon ñu ñaan leen yërmande tuuti jëm ci consommateur yi. waaye ñu gis ne nag fii ci Sewxaay ay fan yu néew a des ci jullit tabaski ji waaye am fi mu xarde jafe na lool njëg gu ci gën a tuuti daanaka 20 junni jëm kaw la. Cheikh Anta Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coronavirus bi ci réew mi ak ay kaam Le Quotidien nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr mi ci réew mi ak ay gaayam yokku nañu ci beneenub cas ubbil yéenekaay bi gestion de la pandémie mu di anam yi nga xam ne ñi gàll wàllu wér-gu-yaram gi ci Sénégal noonee la ñuy doxalee ci feebar bi journal bi gis na ne am nag lee soxul gu carax maanaam bu dee ñoo ngi leeral it du lépp la ñuy leeral cas d'opacité la ko yéenekaay bi tuddee li njëkk tey am xel ci yëf yi moo di limub test yi ñuy def dafa wàññeeku bés bu nekk it ñi ñuy wax ne ñoo corona ci réew mi ak ñi ñuy wax ne ñoo faatu ci réew mi ndax coronavirus bi ñoom ñoo koy wax rek ñoo xam la ñu cay wax nangootu ñoo joxe benn xibaar bu yaatu ci bilan bi ñu joxe Vox Populi xëy ñu jox ci xëtam mu njëkk dëkk bi jàngoro ji ëppee ci Sénégal région de Dakar la ci diwaanu Dakar journal bi nee nañu fi la coronavirus bi wulee ñaay ne ci cas corona yi am ci réew mi lu ëpp juróom-benn junni yi seeni borom Dakaaru gi la ñuy yeewoo ministre de la santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr di wax ci journal bi ne ci lu àndul ak benn sikki sàkk guddi yi ñu toll Ndakaaru muy épicentre wopp si le témoigné nee nañu ñëpp la lottal waaye doomi libaane yi ci réew mi ñoom it feebar baa ngi leen di wan lu dara jarul ndax ñi covid 19 fi faat ci Sénégal am na ci ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ay doomi libaane lañu anki dina kay xëy ñu xamal nañu coronavirus bi gën a sonal ci Sénégal diwaanu Gorée génn ci Gorée Ngor la dese waaye sonn na lool li ko sonal moo di tëj gi ñu tëj frontières yi ak yamale gi ñu yamale dem bég dikk bi ñeenti weer daanaka dafa tax ba koom-koomu Gorée wàññeeku ndax gisatuñu gan gu leen gane ji mairub Gorée di maître Augustin Senghor di xamal waa anki dina kay ne bu ñu état bi gaawut a gëstu ak ndimbal dund ga ca Gorée dana taq suuf lool laneen lu l'observateur xëy ci mbirum coronavirus bi moo di ay secret yu bàyyeekoo ci nit yu mosoon corona ba ñu yóbbu leen woon ca centre de traitement yi centre de traitement yooyee ak i mbóot yu fa xew journal l'observateur xëy na ca foros lëf bokk na ci ndox ak eau de Javel gi ñenn ñi ne moom la ñu doon fajoo ci centre de traitement bu Guéréo centre de traitement bu Diamniadio ak la fa xew am na kenn ku ko nettali waa l'observateur mu di ca ñañ fa interné woon daf ca am ñaari nit kenn ku góor ak ku jigéen koo xam ne ca centre ba la ñu gisante fa nañu bëggante ba diggante takkante takk ci mbuus ak tekki ci mbuus la yéenekaay nee nañu pexe Abdou Karim Sall bu matee ci jële ko fii ci la jëm ubbil yéenekaay bi ministre environnement ak développement durable di Abdou Karim Sall taxaw na temm ci jële fii ci Sénégal ay mbuus mu di sachet plastique yi démb la ko xam ne ci conférence de presse bu mu gonte woon fa la xam ne juróom-ñaar fukki opération ak ñett yoo xam ne def nañu ko ci réew mi ngir roñ mbuus yi mu waxit juróom-benn fukki tonni déchet plastique ak ñaar yoo xam ne lii ay mbuus la lii ay gobelet la ci des ay paille te lu mu yàqul ci environnement bi rek du ko fi defar moo waral ñu jël dogalub jële ci réew mi sachet plastique yi di ay mbuus indi fi ay sachet kayit ba noppi dina sër ay daan ci képp ku ko fi defati IGE seen rapport bi ñu def waa forum civil ànduñu ci journal Les Échos moo ko bind ba bind na kenn ci waa forum civil di Birahim Seck mi ngi jébaane waa inspection générale d'État ni ñu doxalee ci yëf yi Birahim Seck ne toog ñeenti at jàpp juróomi at di soog a defub rapport xëttu yoon mënu taweesu loole beneen biit moo di projet yi gën a mag yi état bu Sénégal teg lu ci mel ni PUDC bourse familiale ak PACAS ba ci Seymi di couverture maladie universelle rapport yi def nañu ko te tudd ñu leen fenn te lu ca nekk ay mbir nga ca yu jara leeral moom Birahim Seck ne bëgg naa xamit ndax waa IGE dañuy protéger ville bu Guédiawaye am det ci l'observateur mën nañu fayit gis nañu yéene ju inspection générale d'État am ngir protéger administration centrale bi Eden Rock di appartement yu bubé bourse yi état bu Sénégal bëgg a jaay laatir bi nee nañu luusa nga ca ndax ay appartement la yoo xam ne bu ci waay jënd ci 650 millions yu ko état bi di jaay xal seen nga sànni sa xaalis ndax état bi koy jaay mi ngi jaay lu mu moomul ne ñaar fukki fan ñeent ci weeru octobre 2019 tribunal arbitral international dafa daanoon état bu Sénégal ci coow loole lii quotidien nañu dafa am sax leneen coow ci appartement yooyee état bi nangoo ci Karim Wade ak Bibo Bourgi ndax appartement yi ñu ne moom la ñuy jaay daanaka turu jaay rek moo fa nekk ne ab appartement yi yu ci bari ay kilifa yu mag yu nekk ci nguur gi séddoo nañu ko ya ca des ñu baaxee ko ay privé xibaar bi ci xët mu njëkk Source A ëpp naa privé nit ñi yëral yéenekaay bi benn marché bu jëmoon ci centre régional contrôle visite technique yi la ñu Source A ne ni ci ministre Oumar Youm doxale wuute
bokkut ak ni ministre Mansour Faye doxale woon ci marché ceeb ak dëwlin bi fi woon ndax Mbaye Gueye EMC la ñu jox centre bu Kees bu Diourbel ñu jox ko société Intracom pôle bu sud ñu baaxee ko ñaari doomu libanais boole ceegit ñi doon yóotu marché te ñu xañ leen ko may ñu leen fenn fu ñu defee recours kii recours ak liberté narata Les Échos nee nañu moo di waa ji di Ousseynou Diop mu di ki ñu ne moo faatoon taximan bii di Ibrahima Samb yéenekaay bi nañu tribunal ay mbiram la xëye woon démb procureur bi li mu sàkku ci moom moo di ñu daan ko ñaar fukki ati kaso yuy ànd ak liggéey bu mu sañu tabañ njabootu ndéem si yàlla Ibrahima Samb di sàkku ñu dàmpe leen genn wàllu milliard maanaam 500 millions ki ñu koy laaj di Ousseynou Diop journal bi nañu démb ba mu taxawee ca kanamu tribunal bay wax na ne bal bi génnee ci fitalam dal di Ibrahima Samb ba mu faatu ba bal bay génn tayu ko. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla ci yeneen jotaayu xibaar laata loolu waxtu dem xooli li ci biir internet bi jot na Mamadou Ndiaye mairie bay la ñuy fekki fële sama gars yi ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay ñu ngi nii la team elle est là. ngoog ci kanam tuuti ngeen faram fàcceel askan bi li xew ci biir internet bi. waaw li xew ci biir internet bi fas yéene ci ànd ak mairie bay Diouf mi nga xamante ni mi ngi ñuy gëstul wala ñu àndandoo ci suba ba tey di gëstu li xew ci internet bi wala liy lëmbe internet bi. mu ngi noonu ci kanam tuuti lay doon Mamadou Ndiaye ak Mairie Bay Diouf jaa ngeen jëf ci safo bi ak kóolute bi desandi leen ak programme yi télévision Futurs Médias ñu yendu jàmm.